dimanche ñetti fan ci weeru février atum 2019 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission bi di lii comme ni ñu koy defee dimanche bu jot fii la ñuy toog waxtaanee li nga xam ne moo soxal askan wi ni ñu koy defee dimanche bu jot di ci ànd ak Fatou Sow Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay MLK. di nuyu également suñu gan di imam Makhtar Gueye vice-président bu Jamra. waa kay maa ngi delloo nuyoo te di soorale ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi ma bokkal plateau bi. kilifa yooyu bokk na ci ki nga xam ne moo di Moustapha Mbodj nekkoon directeur bu école des travailleurs sociaux nekkoon également ancien directeur de l'action sociale ak li nga xam ne moo di président comité scientifique des assises nationales de l'action sociale maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu ci boole ñëpp ñu fi toog. di nuyu également ki nga xam ne moo di docteur Cheikh Gueye di secrétaire général bu cadre unitaire de l'islam au Sénégal. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di nuyu waa Sénégal yëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu. jërëjëf docteur Cheikh Gueye di ànd ak jataay bi Amadou Diaw. ni ñu koy defee dimanche bu jot. ci waxtaan bi nga xam ne tey mi ngi jëm ci quel président pour la famille sénégalaise loolu mooy suñu thème tey. moo ngi ñaan yàlla daal képp koo xam ne réew mi lay yëkkati te nga xam ne moo lay yëkkati na nga ko fas yéene te bañ koo waxee caaxaan ngir bëgg ko ànd ak yow ndax nun réew mi la ñu am réew mi la ñu am tey ak ëllëg amuñu fenn fu du jëm lu mooy réew mi kon nag bu nu sañan coow li muy bari 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 képp ku fi toog am yërmande ci doomu aadama yi fas yéene liggéey réew mi ndax réew mi la ñu am maanaam gune itam gis nga loolu yi ñu def noonu bëkk démb rek ci Padoa bëgg na ku toog ci réew mi itam nga mayal nu xel réew mi te sàmmal nu réew mi waaw nga mayal nu xel te sàmmal nu famille bi ndax njaboot gi rek la ñu am ndax ñoom la ñu séntu ñoo fi nekk ëllëg kon nag ku na ko sàmmal mu jël li ñu leen di ñaan daal nun askan wi daanaka mboolem ñuy wax dëgg li ñuy ñaan mooy ku toog na nga fas yéene liggéey réew mi sa kem kattan soo yore sa doom boo sañen jox ko ku ko mën a yor mu yor ko ngir yàlla xale yi bu ñu yàkkamti di wëndeeluy taxawaalu loolu rafetul. lépp lu si war a am famille dañ si war a dugal seen loxo parce que tamit dañ soxla population bi parce que tamit famille boo gis tey sañoon tey doomam mu nekk ëllëg nit ku baax ñu ko tekki waaw ñu ñëw mën a jàppalante suñu biir waaw parce que loolu tamit jar na wax tamit parce que nekkuñu xale yi tamit si mbedd bi ak viol yi si mbedd bi xale yi di fanaan si mbedd bi xale yi di sàcc si mbedd bi surtout loolu tamit dafa am solo tamit éducation bi tamit da si am mooy base bi parce que tamit famille tamit foo ñu waxtaan seen doom yi parce que vol yi léegi dafa bëri si dëkk bi vol yi dafa bëri viol yi bu ñu war a def voilà tout ci domaine boobu voilà handicapé yi si dëkk bi problème mu santé bi problème mu viol yi yooyu yëpp war nañ si wax candidat yi tamit war nañ si wax bu baax a baax surtout loolu tamit ñoom si loolu ñoom dañ si war a insister tamit bu baax a baax loolu tamit candidat yi parce que ñoom tamit waruñu xool tamit seen intérêt de trop intérêt tamit kii bi tamit population bi da si am solo tamit parce que loolu mooy suñu intérêt ñun ñëpp tamit waaw. maa ngi leen ñaax nag nañu góorgóorlu ci njaboot yi ñu góorgóorlu ci ñoom bu baax a baax a baax ci seen éducation ñun am na lu xew fii ci Sénégal amul woon boo amoon woon sax bariwul woon mais léegi mu ngi bëgg a bari Sénégal njaboot yi xamuñu woon rey nit dóor ko gaañ ko nangu alalam loolu njaboot yi xamuñu ko woon jamono fi ñu toll bii léegi nag amul benn suur bi nga xam ne déggoo ko ci rajo wala déggoo ci suur bi ñu binduwuñ ko ci journal lu mel noonu am na léegi nag nañu ñaax candidat yi nañu góorgóorlu ku nekk na ànd ak dal ku yàlla jox réew mi nga xam ne yàlla jox na ko bu la yàlla tegee ci kaw réew mi
nga góorgóorlu ci njaboot yi fu mu nekk nii nit yi ñu ngi génn ñii di dem ci gaal yi ñii di jaar oto yi ñii di wuti lenn beneen yoon bu ñuy jaar pour génni réew mi loolu yëpp ñàkk am lu mu jàpp ci réewam moo tax moo ko waral loolu moo tax mu dem. voilà donc Mamadou Lamine Ka li moo nekk suñu thème de la semaine mooy ban njiitu réew ngir askanu Sénégal ñu demoon nag wàccoon ci mbedd mi wax ak askan wi ci projet bi nga xamante ni suñu yaay Fatou Sow Sarr moom moo ko rëdd ak ay partenaires yi mu àndal donc li moo nekkoon objet reportage bi Mamadou Lamine Ka. jërëjëf Amadou Diaw ci reportage bi nga xam ni def nga ko ci thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey di jéggalu nag ci téléspectateurs yi ndax dimanche bu jot daa ngeen fi am benn écran boo xam ne daa ngeen participer ci li nga xam ne moo di débat bi ñu ngi ciy jéggalu tey ci ñàkk écran boobule. Quel président pour la famille sénégalaise loolu di li nga xam ne. di caucus du kuréel bi nga xam dafa dajale ay jigéen yu bëree bëri yoo xam ne ci waaso yu wuute la ñu bawoo ci ngëm-ngëm yu wuute la ñu bawoo ci diine yu wuute la ñu bawoo ci parti politique yu wuute la ñu bawoo ngir laaj ñi nga xam ne ñooy dagaan baatu askan bi ban programme la ñu amal li nga xam ne la ñuy proposer lii di sénégalais yi à travers la famille nga xam ne moom mooy cellule de base de la société su ma lay laaj Fatou Sow lan mooy famille moo may tontu. waaw bala may ñëw ci famille damay ci tontu bi ni ngi gërëm askan bi ñuy déglu mais di gërëm ñëw fi indi te nangu fi ñëw tey muy sama partenaire yi daañu ci wax tout à l'heure muy aussi expert bi ñu fi teg muy Moustapha Mbodj donc caucus bi 2010 la judd mooy bi nga xamee ne Abdoulaye Wade bëgg na fi def loi sur la part ñu jóg pour soutenir loi boobu jël madame Maïmouna Kane mi nga xam ne ñëpp xamoon nañu taxawaayam ci jigéen ci Sénégal moom mooy responsable moralu caucus bi. jigéen yu bokk ci parti politique yi ci syndicats yi ak ci association yi ñoo ko tëggale 16 avril au Bréda ni nañ dugg ci loolu. Sénégal yëpp gis nañ liñ fi liggéey pour def l'ensemble du pays pour sensibiliser nit ñi sur parité former nañu assemblée nationale député yi encadré nañu législative yi ba léegi loolu weesu na ba Cheikh mi sax waa Touba woo ñu fa parce que ñu doon fi wax jur bëri mais ñu dem waxtaan ba jubóo ba loolu tax sax léegi ma bokk ci cadre unitaire pour l'islam man maay seen trésorier waaye du ma gis dërëm loolu laay toujours Cheikh mooy secrétaire général bi Cheikh Tidiane Sy bu Al Amin moom mooy président bi Madialis moo tam nekk foofu vice président bi donc léegi ñun dañu dem ni xeex gis ni léegi mais nag li ñuy liggéey dañ koy teg ci xam-xam parité bi tamit ci xam-xam lañ ko tegoon ak lu nit ñi munti wax ñu jaar nañ suñu yoon ba mujj gi bi ñu waxtaanee ku nekk kii nga ci bi yoon tamit dañu dem ba suñu gëstu woon ñu famille mooy problème léegi parce que jigéen am na avancé ci plan politique parce que am nañ loi sur parité bi am na avancé du point de vue du droit parce que am na texte donte doo mën a matal lépp mais li des ci ñoom mooy condition de vie yi te loolu biir famille bi la ñu gis ni fi sànni li ñu gën a alerté moo di bi ñu gisee ni téeméeri xale yoo jël ñeent fukk ak juróom benn yeewoowuñu seen penku ñaari waajur te ñu ne xale bi tey bu fekkee joxuloo wanoo ko affection ëllëgam si biir nat la lay yore donc ñu génn ci indicateurs yu bari gis ni xale yi nga xam ne léegi ñu ngi nekk en danger ëllëg mën nañ dugg ci prison yi dañoo bari téeméeri xale yoo jël ñeent fukk ak juróom benn ay jigéen lañu loolu c'est des problèmes ñu gis ni tamit jigéen taxawaayam ci biir famille bi bis bu ci génnee rek dafay indi problème mi ngi mën na waa jigéen ji nga xam dafa doon liggéey ba xëy suba génn àddina lu tax duñ ko delloo duñu jël pension bi jox ko ay waaju ay famille am muy borom këram wala muy ay njabootam mais liñ droit bi ni mu tënkee nanguwoo ko ñu demati gis ni xale yi Sénégal wartuñ fi toog xaleel naan awma baay te test ADN war ko mën a wane donc ñun mais nag li gën a am importance dañ ni c'est bien beau ñuy wax pétrole ñëpp ngi wax pétrole ñëpp ngi wax ay route ñëpp ngi wax lépp mais ban citoyen moo fay nekk lañ bëgg tabaxal Sénégal te citoyen boobu ci biir famille lañ ko mën a taxawal citoyen boobu ci ay valeur lañ ko mën a tëgg
te loolu famille moo ko mën a def bala muy dem ci école bi bala muy dem ci beneen bërëb. léegi nag ñun li ñu def moo di dañoo gëstu jël chiffres yi nga xam ni agence nationale statistique bu Sénégal moo ko génne wan nit ñi fi problème yi tontu jëlee ko ci gëstu yi jëlee ko ci statistiques yi daal di nag léegi ñun dañuy xool benn partager ko ak Sénégal yëpp dana am yeneen bërëb yoo xam ni dañ ko fay waxtaane bu ñu taataanee xelu Sénégalais ñoom tam ñu dolli li ñu bind ci fii ñu jël xool programme candidat yi xool est-ce que problème yi ñuy génne fii ñoom jël nañ ko en compte mais à quel dafay am score nag ak des indicateurs moom xam na li may wax chercheurs yi xam nañ li may wax dañ fa am ay score ça nous permet ñu xam ne est-ce que 10% lañ ko jël est-ce que 20% la est-ce que 80% la bu boobaa daañu wax askan bi parti sàngam de programme bi ñu tëgg il a daf ko jël en charge à telle hauteur mais loolu amul sax solo mën nga ko sax bañ jël en charge mais après ñu fas yéene nag invité leen daañu leen yónnee ñoom ñëpp un lot ci document bi ñu jox ko seen ay staff parce que ñun jéemuñu bett kenn jéemuñu piéger kenn dañu bëgg rek gëstu wane ni fii la situation bi toll ñoom tamit ñu seddoo ko ak ñoom ñu xool ñoom loolu ci biir lan lañ ci mën a jël en charge niw ñu leen ñu jël ci en charge lépp bu ñu nee bii benn wala ñaar wala ñett war nañ ko mën a jël en charge ñu mën a def mécanisme de suivi mais bu ñu taataanee xelu ñëpp à travers les différents plateaux à travers réseaux sociaux yi dañuy tëggaat document bi yóbbul ko ki nga xam ni moom la fi yàlla teg ni ko lii mooy suñu contribution ci xalaat bi ñuy xalaat ni politique de la famille war nañ ko mën def ça ne veut pas dire que document bi mooy politique bi document bi dafay junj problème yi mais su bëggee nit ñi ñu gunge ko ñu xool naka la ñuy tëggee politique boobu léegi nag ñu ànd si ak Jamra parce que Jamra ñëpp yàgg nañ gis naka lay liggéey ci biir njaboot gi affaire xale yi yàq yi ci loolu lañ commencé woon fa Abdou Latif li may wax dañu yàgg liggéey ci Sida ensemble Cheikh Gueye au niveau de ENDA ñëpp xam nañu problème mu famille problème mu pauvreté dafa mës a bokk aussi ci préoccupation mais en plus de ça cadre unitaire pour l'islam bi problème yii ñuy posé bañ ko discuter keroog ci kuréel ba nit ñi tamit dañ ci gis seen bopp donc Cheikh dafa am ñaari double casquette yooyu mais Moustapha Mbodj nag parce que à chaque fois ñu nar fi ñëw ci yeneen émission yi dañuy indi tam benn expert Moustapha tey Sénégal mënuma fi génn expert bu ko sut ci lii ñoo bokk métier nekkoon na woon Canada mais moom dafa nekkoon directeur action sociale dafa nekkoon directeur école nationale des travailleurs sociaux ba pare bi ñu fi defee assise de l'action sociale moom moo jiite woon comité scientifique bi kon je crois que bu fekkee ni ñun li ñu bëgg moo di juste wax ñi acteurs politiques yi ni leen lii ngeen def yi baax na mais institution bi njëkk mooy famille te ñun gis nañu famille tey mi ngi nërmoyal valeur am li ñuy wax yëpp tey ñu bañ a yàq mënoon nañ bu ñu demee ci élection bu ku nekk yaree sa doom rek élection bi dina jaar yoon kon xuloo du fa am tojante bopp du fa am te loolu nag way jur nga koy delloo ñun nag li ñu mosul d'accord ci politique sociale du Sénégal dañ ko jël nag comme léegi professionnel 1960 ba léegi li ñu fi tubaab bi bàyyi loon moom la ñu continuer te léeg-léeg sax li ñuy def mooy yées la fi tubaab bi bàyyi woon am nañ suñu collègues yu si bind depuis les années 80 benn régime taxul ñu koy wax parce que incohérence politique sociale daf fi am dañuy jàpp veuve yi fii ni handicapé yi fii ni orphelin yi fii léegi ñu ni jigéen ñi fii ñun ñu gëm ni dañu war delloo famille parce que ki su xelam sutanti ci famille la jóge kii délinquant ci famille la jóge kii yalwaani ci famille la jóge suñu jëlee famille bi jox ko ay moyens pour mu mën a jël en charge ses membres rek yëpp lépp dina yemb statistiques yi wane na lu bare jël nañ 45 départements yi xool fan la fi pauvreté bi nekk département yoo xam ne boo gisee benn ya fa nekk ëpp na ñaari yoon ñi nga xam ne ñoo am pauvre yi ñoo ëpp ñaari yoon yeneen yi yenn yi pauvre yi ñoo ëpp ñetti yoon yeneen yi kon loo xam ne da nga ko teg ci photographie bi cartographie système bi ñun si yooyu lañ génne nañ ko sontante xel ak ñëpp ak ñoom ñiy candidats yi bu ko defee bu ñu fiy jógee ñu mën a dellu te ñun gëm nañ ni mën na nekk parce que c'est pas la première fois ñu def expérience bi 2006 ou 2005 plus daf ma santoon ma def plaidoyer au sommet pour le gouvernement du Sénégal ak pour le gouvernement de la Mauritanie gouvernement du Sénégal président bi fi nekk tey moo doon premier ministre keroog bi mu ñëwee dafa ni moom amul suñu jot sax bu fi toog waaye mujj na fa toog 30 minutes la ñu may waaye mujj na fa toog 2 heures de temps ñaareel ba ñi ñëpp nag song ko ni ko problème yi nii la toll mënuñu du ma leen wax lu ma dul def par contre danaa am ñaar danaa ko jël te danaa ko def mooy lan danaa dugal jigéen ñi armée te danaa fexe ba jigéen ñi jël en charge seen jëkkër kon ñun fort de cette expérience ak candidat bu nekk yow da ngay seet ci li ñu génne comme problème rek nga seet ci yow li nga xam ne yaakaar nga ni lii mën nga ko def
boo ko defee jéego la bu yàggee leneen ñëw kon ñun waxtaan boobu lañ indi léegi lal ko nag si xam-xam gëstu ko ba tegaleen këyit loolu mooy document bii donc ñoom incha allah lundi ñoom ñëpp daañ ko jot si seen quartier général ñu jox leen ci document yu doy ñu séddoo ko ak seen staff waxtaan si te dana am plateau yeneen yu leen woo indi kii waa PUR ñoo ma wutal tourné tribunal populaire mais ñun defuñu du tribunal dañu leen bëgg rek jury d'honneur waaw jury d'honneur la ñu wax waaw dañ leen di woo ñoom ñëpp ñi nga xam ne seen jot may na leen ko mais yaakaar naa ni problème bi biñ ko sumbee ñëpp dañu wax ni ñoom gis nañ ci seen bopp ku nekk ni ma de xalaatoon naa si bu yàgg imaam yi waa Dame Ndiaye dana fi teew ñu ni ñoom ça fait 1 an ñoom ñu ngi ciy liggéey mais professionnel yi nag ñoom xam nga travail social moom day liggéey teg ko ci ñoom mun na ma foo jëlee sa chiffre yi mën na ko liggéey rek parce que lii mooy suñu liggéey donc li ñuy won teguñu ko rek ci suñu bànneex dañ ko teg si loo xam ni ku ko saytu gis ko parce que chiffre yi ñu fi def ñun moomuñu ko inventé wuñ ko ANSD moo ko génne ñu liggéeyaat ko rek mooy suñu contribution parce que dañuy wax naan sociologue yi dañuy critiquer rek dëgg la ñun fonction critique du yàq mais en même temps dañuy proposer aussi kon tey wan nañ leen ni am nañ analyse critique de la situation mais en même temps am nañ des propositions d'action yoo xam ni dañ leen koy jox gratuitement à la disposition consultation gratuite finalement lañ leen di defal boole ak suñu experts yi fi nekk yëpp bu ëllëgee luñ ci yokk rek muy noonu. kon ñëwaat nga ci bu yaatoo yaatu ci contexte bi nga xam ne moom la caucus taxawee ak li ngeen jot a amal ci ay réalisations et cetera ma tëggaat laaj bi rek mooy xam nga su ma nee lan mooy famille. ci contexte sénégalais. moo tax ma laaj ko ndax famille am na lu muy tekki. feneen ñun lan mooy famille. dëgg la parce que famille Serigne Cheikh sax mi ngi naan ma parce que temps yi dañu nekk ci cadre unitaire pour l'islam si seet kàggu mag ñi liggéey bu am solo buñ fay def bu xool lu mag ñi waxoon mi ngi naan ma sax lu tax yow nga jël définition Claude Lévi-Strauss ma ne ko man socio-anthropologue laa ku nekk ak sa métier da lay tënk mais li tax ma jël ko tey famille définition yi dafa bari ci àddina bi wax naa ko ci biir document bi te defe naa moom maxtaa dana si ñëw parce que léegi famille dafa soppeeku àddina bi dañu naan famille composée recomposée concubin ak yëpp léegi boo seetee tubaab bi xam nga Hollande dafa ñëw ni góor ak góor mën nañ sëy jigéen ak jigéen mën nañ sëy ñun ñu indi définition originelle lu anthropologue yi wane ni famille ci sëy lay sosoo benn ba ndey ak baay ak doom ñoo ko sax ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen wër famille société boo xam dafa am ay interdit lu ñuy nangu ak lu ñuy bañ inceste dañ ko tere parce que société boo gis dafay tëral lu ñuy nangu ak lu ñuy bañ société boo xam ne lépp la ñuy nangu amul ñun tam ñu wax ci document bi ni àddina bi mi ngi jëm ci fi nga xam ne tey Occident ñoom bouleversé nañu modèle famille boobu nga xam ne ci papa ak yaay njaboot gi daal ak ci sëy la soog ko woon ku mu neex mën nga ànd dem nañ ci ba ni góor ak góor mën nañ sëy jigéen ak jigéen mën nañ sëy ñun leen loolu ñun ci biir àddina bu ubbeeku lañ nekk wax jooju dañ ko war a gàttandu loolu moo tax tey lañu war xalaat wax ñun fan lañ bëgg jëm loolu nag boo xamee fi nga bëgg jëm tey nga koy def pour mën aar sa bopp parce que di toog di seetaan rek naan ñun suñu tradition suñ du dëgg parce que tey suñu doom yi ñi ngi aussi ci diaspora bi te ay sénégalais lañu parce que man dinaay liggéey ak ay éléments yoo xam ne ñi ngi ci yeneen réew mais ay kii lañu problème yi ñuy am dama leen di wax da ngeen war jël ay travailleurs sociaux yóbbu leen Espagne wala yóbbu leen feneen parce que tubaab boobu moom mënu leen encadrer ci seen biir problème mu famille yi ñuy jànkonteel. waaye ñun fii ci Sénégal famille weesu na rek papa yaay doom. bàjjen non non même définition bi loolu la mooy ak lépp lu ko wër. waaw ak lépp li définition bi Lévi-Strauss yamalawu ko ci papa ak yaay ak doom. mais dafa ni ak li ko wër parce que Lévi-Strauss dafa liggéey aussi ci biir pays africain yi ak yeneen. ak yeneen pays Amérique latine ak yooyu. mais famille bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq. keroog maa ngi dem Richard Toll fekk fa kër gu ëtt boo xam ne kër yi cour bi dafa yaatu. doom yi ku nekk am nga sa genre sa biir du appartement mais sa tabax daal mais ëtt boobu dafa daan permettre xale yi ñu mën di leen surveiller su kenn demee liggéey keneen ki ñëw yor ko mais architecture bi ñu utiliser parce que ci biir document bi problème promiscuité luy indi problème mu famille yi daañ ko ci wax mooy dëkkuwaay yi kon ñu seetaat naka lañ doon dëkkee suñu architecte yi dañu waroon xalaataat à partir ñun suñu système ba naka lañ doon fonctionner wu mais parce que aucun instrument n'est neutre même habitat bi dafa ñuy changer un petit peu waaw imam bu njëkk violence wala ñu ne sàkku ci mbedd bi la doon amee ci bitti kër gi en tout cas waaye léegi loolee ci biir kër gi lay xewee ci biir famille bi
boo ñu doon jàngatal mbir moom lan moo waral coppite googu am rawatina ci sunu. waaw jërëjëf Mamadou Lamine d'abord tubaab dafay wax ne il faut rendre à César ce qui appartient à César xëy na soxna Fatou Sow Sarr ak modestem mën la waxal boppam yenn yi waaw ñun ay partenaire am lañu ay càmmañam lañu waaye moom moo ñu laayee biir ci projet bi waaye projet bi ñoom le caucus des femmes leaders ñoo ko gëstu xalaat ko mu nekk un projet très pertinent te soxna Fatou Sow Sarr mi toog nekk universitaire bu mag nekk sociologue maanaam xeltukat la ci wàllu nekkinu doomu aadama ci biir askanam muy def liggéey bu rafet ci caucus des femmes leaders waaw wax na sànq nag caucus bi li ko tax a jóg ay jigéen lañu yuy jógee d'horizons différents ñu daje ci benn sëlëbe yoon bokk benn xalaat mu di ñu transcender seeni appartenance politique transcender seeni position partisane pour jiital lenn mu nekk un idéal unique de combat muy ñoŋal famille bi joxaat jigéen ak xam ak aar l'enfance alors bu ko defee mu daal di am des résonances favorables ci ñun ñi nga xam ne pressentir nañu leen pour ñu gunge leen ci seen projet bi ñu delluwaat njugal le caucus des femmes ndax bu ñu fàtte ne 2012 ñoom ñoo fi jëkk jël initiative képp kuy jigéen te nga nekk candidate ci lu àndul ak benn parparloo moo xam la liste de la coalition majoritaire ou de l'opposition ñu daal di la laajee biir formé la pour boo demee assemblée nationale nga xam ban taxawaay nga fi am ñoom ñi ñoo ko defoon. Très bien. ba ñu demee ba ci élection locale itam. ñoom ñoo def accord avec les radios communautaires pour may jigéen ñi beneen plateforme d'expression yooyu itam mosu fi am foog ñu wax ko xam nga yooyu mënu ko waxal boppam. ndax saabu du sanga boppam. alors bu ko defee bi ñu tàllalee loxo ñun Jamra ñu rafetlu ko ñu gën kaa rafetlu bi mu gisee tàllal na loxo suñu ay naataangoo yoo xam ne ce sont nos partenaires traditionnels muy ENDA Cheikh Gueye yàgg nañu liggéey ci domaine yu bari. Sans compter tamit waa RESEF. article 19 ci la ñu bokk. Africacom ci la ñu bokk. Institut genre et famille ci la ñu bokk. mais surtout foofu la ñuy rendre à César ce qui appartient à César le programme des Nations Unies pour le développement ñoom ñoo ci dugal seen loxo waaye itam 2STV yi kenn demul ñu des. kon nag ñoo ñëpp ñoo ànd bokk benn xalaat pour waxtaanee lu am solo loo xam ne. parti politique yi formation politique yi ak leader de parti yi nekk candidat ci jongante bu amee solo lu day ni présidentiel daawul fës lool ci seeni programme défi boobu le caucus des femmes leaders bëgg relever nekkul nag ay pièges yu ñu leen di tendre wala leneen kon nag mbir mi dafa am ñaari objectif benn bi ouvrir un débat national sur la problématique de la famille parce que famille comme ni nga ko waxee kenn mënu kaa sàggane dafa nekk au cœur même de la vie communautaire tubaab dinay wax ne que c'est la cellule de base de la société. Deuxième objectif bi mooy doon jox opportunité candidats yi ñu am une tribune indépendamment des temps d'antenne yi leen CNRA jox pour seen campagne ñu am benn tribune pour mën a fësal à l'attention de l'opinion la nga xam ne moom la ñu tëgg ci seeni programme ak ci seen projet de société ñeel famille. alors famille nag wax nga ko sànq conception yi bokkul maa ngi doon wax keroog ba ñuy lancer affaire bi ci hôtel bële Ñambour caucus des femmes invité ñëpp dama ne da ngeen duut baaraam góom gi ndax boo xoolee suñu penc mi suñu société yi muy joytu yëpp délinquance drogue toxicomanie grand banditisme fondement bi famille la famille bu feebaree société bi day feebar am na benn chinois bu ñu joxee une définition très élémentaire mais très pédagogique dafa ne famille mooy lan ñu ne ko mooy lan mu ne quand on dit qu'une forêt est verte c'est une déclaration d'ensemble mais en réalité li permettre cette déclaration d'ensemble c'est parce que chaque arbre pris individuellement est vert kon nag si la famille est en bonne santé la société est en bonne santé mais si la famille est équilibrée mais malheureusement. voilà famille boobu dafa feebar tey. voilà ni ma ko waxee li ñuy dal nag. te ñu koy jàmbat. te soxna Fatou Sow Sarr ci seen document bu pertinent bi génn ci ay statistiques très alarmantes li ñuy dal mooy mondialisation bi épargné wul kenn ndax xam nga ay société am na ay sociétés yu am une conception très singulière de la famille
c'est le cas des sociétés occidentales dañu développer am prospérité ba amatuñu lu ñuy def léegi dans certaines franges sociales en Occident dañu jàpp ni que la famille ne repose pas forcément sur les liens sacrés du mariage moo tax gis nañ conséquences yi ci ñoom ngay gis un taux très élevé de fugue des enfants qui ne manquent de rien ñu ngi leen di gâté di leen jëndal ay smartphone et cetera mais jékki rek gedd famille bi génn dem ñu di ko déclarer police naan dañ ko enlever et cetera fekk fugue la ci société yooyu fa ngay gis le taux le plus élevé de dépression pouvant aller même jusqu'à l'internement psychiatrique ou même le suicide am na lu ko waral ci société yooyu ci ngay gis certains comportements déviants encouragés par l'État. François Hollande en 2013 daganal na sëy góor ak góor kon nag léeg-léeg ñu di leen ñee ba di fàq di dugg ci mbënd mi di dem foofa mais en réalité ñun la ñu yor fii ay milliards jënd ko valeurs yi ñu fi am donc il y a une perte de valeur il y a une perte de repère dans les sociétés occidentales malheureusement avec le phénomène de la mondialisation nous avons été impactés et les chiffres sont là et c'est pas des statistiques du caucus des femmes. C'est pas des statistiques de Jamra ou de ENDA, c'est des statistiques officielles de l'État du Sénégal. De l'ANSD. L'ANSD moo ne téeméeri xale boo jël fii ci Sénégal ñeent fukki ak juróom benn nekkatuñu ak seen i waajur. kooku c'est très grave seen i ñaari waajur. te ñaari waajur. maanaam dañoo tàggoo. waaw mais causes yi bari na. maanaam boo xale bu xasutul ba nekk dans le cercle familial il est en danger. Tout à fait. moo xam faqamaan ba nekk ca suufu pomu Colobane. wala bujumaan ba nekk sa suuf pomu Yarax xale boo amatul encadrement ñu bàyyi ka xelu boppam dafa mel ni mala rek boo bàyyi muy dem kon nag ne soyons pas étonnés que les agressions les agresseurs commencent à être identifiés dans des franges d'âge de plus en plus jeunes ay 17 ans 18 ans xoolal ñi dee bu ñaaw boobu rek sous le pont de l'émergence ay xale am na ko ci am 22 ans ay xale yu ndaw 23 ans agressé ñu dàq la nga daw laqatu ci suufu tunnel bi ne suufu pont bi population yi fatta pont bi fatta pax bi ak ay pneu taal ko ñu dee ci biir ay xale yu tuuti loolu daaw fi am c'est des enfants en fugue alors kon nag pétrole gaz zircon yii ñuy dégg pendant la période de pré-campagne kenn bañu ko baax na waaye Kocc nee na balaa nga naan naam ne fa ndax ñoom candidats yi dañoo am yéene yu rëy ci ñun te ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye ñi war a bénéficier xéewal yooyu c'est la famille. Si la famille est déstructurée si la famille est en crise bu yeboon ñu doon fi tuur ay milliards du ñu feeñ fen moo tax na ñu ngi sant 2S ci partenariat bi ak waa caucus te di ñaan yàlla balaa campagne bi jeex candidats yi jaar fi les uns après les autres ce n'est pas un tribunal c'est un sympathique jury populaire pour jox leen opportunité ñu dialoguer ak population yi comme ça population yi responsabilité bu rëy bii ñu am dugg ci mbañ gàcc bi foofu sa carte am koo ko war a jox ngir mu gérer sa ëllëg pendant 5 ans su boobaa nga xam fa nga koy dugal. très bien jërëjëf Imam Moustapha yow expert nga ci wàllu li nga xam ne mooy action sociale li nga xam ne mooy njaboot gi ci gën a fragile di xale yi muy les enfants ak les femmes li ñu leen di gis ci li nga xam ne moo di yenn yi muy viol li ñuy victime ci viol bëri na violence également loolu ndax. parce que li ñuy incrimer itam ñàkk gi bëri na lool nee nañu ñàkk moo ko waral wala dëkkuwaayu xat yi boo ñu doon defal benn jàngat diagnostic problématique boobu fan la jógee lan moo ko waral inceste yi viol yi am ci biir kër yi li ñuy woowee tonton saay-saay et cetera loolu lan moo ko sookee. loolu jàll si ko yóbbu mën a lool parce que ñu ci taxawaay yu bari def nañ ko bi ci njëkk Fatal mi laa jëloon comme expert mooy comité scientifique assises yi ñu ko jëlee moom commission bi saytu famille moom moo ko def causes yi conséquences lépp moom moo ko gën a xam mu ngi ci biir mën naa ko tas ñu jël dajewaat loi d'orientation familiale ñu def ko moo waat ko moo bokkaat ci kooku saytuwul naa ko leen ndax saytuwul ñu dajewaat institut international leadership ñu waat ko boobu man mi maa doon présenté sur la famille waaw loolu donc si bien que moom bii mënoon na tontu lépp soxla dafa yaatu rek di leen gëm de sant famille également mais dañu problème bi dañ ko war a indi man de wax dëgg yàlla li man ñaar fukki ak juróom a jéem a cee xeex voilà
bind naa ci wax naa ci def naa ci rek sonn naa ci am naa ci ñëpp ko xam xëy na tey nag ma koy sant di ko gërëm di sant coach yi nga xam ne ñoo taxawal lii parce que nit ki ci loolu nekk nga sa gëm-gëm la nga dem ba nit fekk la ci da nga koy sant loolu mooy base bi léegi nag yi nga wax yëpp xam nga lan la ay manifestation maanaam en recherche li ñuy wax les résultats nag boo bëggee poser diagnostic ci résultat doo dem li am solo mooy la nga ko indi donc il faut nga déconstruire ko fan la jóge boo nee màggat yaa ngi ci àll bi dof yaa ngi ñu sànni xale yaa ngi ni duggatul école jàngatul na ñi ngi yelwaan ñi ngi sàcc violence bi am na système la wëral femme yaa ngi tas sëy yi taxawatul ba ñu dajalee moom ci commission bi ñu dajalee li ñuy wax c'est très simple fii amul une structure li nga naan ndax famille am na amu fi amul en tant qu'instance de validation anglais dafa ni no policy is policy maanaam boo jëlul de décision pour tabax dara amu fi wala amatu fi déedéet li may jàpp man mooy amatul sax amoon na fi amatu fi am na fi sax ba léegi des na mais je préfère xam nga yëf yi li tubaab wax dramatiser mbir yi da nga koy garaawal foofu la ñu toll waaw voilà il faut nga garaawal ko pour nit ñi xam dafa nit ñi yeewul extra bokku maa ko tey bokk li olof yi di wax garaawal voilà am na fu mu am ba léegi lan li topp la ne fa ndox di taa fi ndax daan jaar foofa dem fekk fa taataa am na ba léegi kooku taxul ñuy wax mais dañoo confronté ay situation ba xale yi ndekk ci mbedd yi sëy yi tas injure yi saaga yi rayante bi taalante bi très bien ak lakk nit ñi kooku conséquence rek la mës naa ko wax yaa 4 ans ci benn rajo municipal xaw ma wax leen man leen day yokk du wàññeeku ñun ma wax nga jaaxu man leen day yokk du wàññeeku tax ba rayaguñ sax nit fii la rayagum nit buñ ci arrêté wul famille bii muy wax ñu taxawal ko danañ passé ren nit loolu lu wóor la prophétie la léegi nag ñun buñ ko jéemee tënk c'est très simple ñun dañoo amoon du doon doxee am communauté noyau dur bi mooy famille yu am lu ñu ko tënki mooy espace boo xam ni muy instance de validation bu ñu teg boo xam ni day def production maanaam xam nga nu ko wax ci tubaab production day def reproduction day def transmission des valeurs au moins 3 fonctions de base yooyu dafa am famille boobu ñu jëm tubaab bi ñëw egsi indil ñu ces systèmes moom la wax système dispositif de protection sociale Audibert boo demee ci thèsam ki xam ne li mu wax dafa attaqué famille africaine dans ça ni mu taxawee li ñu tuddee famille élargie ñoom li ñu indi seen conception protection sociale ñu ko basé seen axiome de départ c'est le culte de l'individualisme xamuñu famille. lu ñu woowee famille nucléaire. xamuñu bokkul seen calcul boo demee. bopp sa bopp. ba la convention sur les droits de l'enfant doo fa gis famille. convention sur les droits de l'enfant bi ñu kii à 90 abul le concept famille mais par contre boo demee charte africaine des droits du bien-être de l'enfant am na le concept famille kooku donc africain yi ci texte boobu xam na lu mu tekki. donc enfant ak famille dans le schéma occidental amul c'est le culte de l'individualisme bopp sa bopp la bopp sa bopp nag politique bi ñu construire en tant que réponse au problème politique bopp sa bopp rek la nekk et la logique c'est le passage loolu la ñu koy waxati de la territorialité à la sectorialité sectorialité mooy des problèmes précis sectoriels qui sont logés nulle part ñu fab leen contrôler leen comme des programmes dañu ko wax politique mais ce ne sont pas des politiques ce sont des programmes politique bu mu nekk mooy programme buy am un cadre général mais li ñuy développé programme la ce ne sont pas des politiques yooyu la ñuy fab teg ko mu ko le secteur social dañu koy fragmenté dañu ko tas man ba ma nekk ministère du développement social su Mantoulaye on parle du ministère du développement social su Aminata Tall su nu mu tudd également la première là. voilà ak ali Caroline loolu la ñu tuddee ak may mën a kan lépp dañu koy boole woon au assainissement lépp a ci bokkoon. ñu jékki-jékki on a commencé en l'an 2000 à casser ça à fragmenter ça on est dans un contexte libéral donc ku mën a lóobu nga rek passé
mais au-delà du système bi nga wax wala programme bi nga xam ne base bi lan moo ci rôle pauvreté bi ak promiscuité bi ñuy wax. mais xam nga boo nee promiscuité conséquence la boo nee développement social maanaam politique sociale boo ko jëlee habitat daf cee bokk. waaw dafa am 2 éléments de base parce que pauvreté que boo mesurer da ngay am ce qu'on appelle le panier minimum de consommation par exemple au niveau local moom nga ko mën a calculer. nutrition moo jëlu ci kaw nga teg ci santé tam éducation formation habitat conditions de travail habillement muy sisi kooku moo la jox ce qu'on appelle le PMC moo la mën a permettre de mesurer la pauvreté mais pauvreté kenn mënu ko mesurer au niveau national on la mesure au niveau local. mais kooku beneen affaire la. moom pas. liñ ñu jagleeloon ci waxtu daanaka jeex na waaye mënuñu bañ a jox kàddu gi ki di docteur Cheikh ndax tey dañu toll ci li ñuy woowee diagnostic dinañu ñëwaat ci yeneen numéro wax ci solution ak perspective et cetera très rapidement li ñu fi jot a wax yépp lan ngay tënk. waaw d'abord damay remercier comme ni ko Mame Makhtar defee Fatou ndax liggéey boo xamee ni yëkkati na ko depuis en tout cas moo ko xamee ak léegi du pour rek gëstu sotti ko ci ay téere avancer carrière am moom dafa def boppam jox boppam fonction transformer société bi jëmale ko ci yoon wu baax mu wéer ko aussi ci cosaanu réew mi toujours dañuy xool aussi di werante est-ce que ya nga xamee ni ay PNUD système Nations Unies ak i ONG ñi ngi ko koy defloo du ko yóbbu ci indil ñu lu ñeneen moom. mais boo ko seetoo moom gardien la ci loolu. maanaam ku ci bàyyi xel la. ku ci bàyyi xel la maanaam day ñooñu noonu di ko liggéeyloo. moom ci boppam moo ci soppi seeni xalaat. kon lépp loo xamee ni yëkkati na ko dañuy sawar ci jàppale ko ci position yi nga xamee ni yëpp nekk nañ ci comme ni mu ko waxee Enda Thier moom li nga xamee ni moom la mos a nekkee Sénégal depuis ba mu sosoo 72 ba léegi mooy jege nit ñi jege seeni problème jéem a fexe la nga xamee ni moom mooy seen ay solution mu valoriser ko wane ni soxlawuñu jéggaat ay solution kon bu ñu yëkkatee lu mel ni lii di famille ñu définir ko sànq wax ne famille kat mooy bu nit ki juddoo cellule maanaam fa muy juddoo fa muy yaroo fa muy màggee nga xam ni fa la développement maanaam moom ci boppam. comme nit personnel matériel fa lay soqee ko mais aussi melokaanu nit ki. personnalité am fa lay développé fa am na lu nekk mën nañ koo jàngale école waaye jom neexul jàngale école dañ koy donn ñu yokk la ci fit neexul jàngale école maanaam jikko yi nga xamee ni moo lal réew mi ñu koy tudd souvent yooyu yëpp ci famille lay jóge kon famille dafa nekk cellule de base boo xam ni dafa mel ni dañ koo xaw a ginnaawal kon li nga xam ne nii moom la yëkkati loolu mooy solo si maanaam ñu fexe yóbbuwaat famille ci diggi xalaat yi nga xamee ne ñi ngi koy xalaat diggi pexe yi nga xamee ni ñu ngi koy tëral ngir jëmale réew mi kanam. ñaar yooyu nag ci loolu bëgguma rek ñu yem ci responsabilité wu ñi nga xamee ni ñoo war a jël réew mi comme ni nga xamee ni noonu lañ ko tëral yaakaar naa ni famille ñëpp ci am maanaam rôle ci dundalaat ko ci suqali ko ci corriger ko ba nga xamee ni fa ñu bañ mu jëm mu bañ faa jëm xam naa li ñu joxe ci temps bariwul mais juste fàttali rek ne famille fii ci réew mi dafi am sens bu am solo ñu nekk ci réew moo xam ni dafi am ay kuréelu diine yoo xamee ni ay nitu diine yu am solo ñoo leen sos ñu gis ci famille yi ñu sosoo ñu gis ne lépp loo xamee ni nekk na valeur ci réew mi ak ay vertu ci famille yooyu la soqeekoo ci la dugge ci réew mi
ñu war di fàttali fu ñu toll histoire ñooñu nga xamee ni ñoom ñooy ñi jur sëñ Touba jur Alaaji Malick faatu ci boppam lu ciy liggéey pour wane ne ndekete jigéen ñi nga xamee ni sax ñoom ñoo jur ñooñu ñoom ñooy réellement fa suñu société ak ni ñu ko tëggee soqee ko bu jigéen ñooñu melul woon nañu war a mel. kon fi nga xamee ni fa la réew mi yegsi du fi yegsi. ñoom ñooy les vecteurs yi nga xam ne. voilà ñoo transmettre les valeurs. léegi nag xaj na comme famille bari na ay composantes nuru na ne bu ñu ci jëf dañ ciy jëf composante par composante gis nga bëri na politique gu famille ba politique gu enfance ñëpp a ngi koy wax. politique gu femme yaakaar naa moom xeex na ci lu bëri. bu demee ba gis ne maanaam le fait que ñëpp def ko ay pàcc réglé wul problème bi loolu ñun ñëpp war nañ cee ànd ak moom fexe ñëpp yeewu ci muy ñu yore kilifa diine yi kilifa aada yi ak kilifa politique yi ñëpp d'accord ci ne dañoo war a tëggaat famille ba mu dellu fa nga xamee ni fa la war a nekk. comme ci diagnostic lañ nekk ñun souvent ñun géographe surtout urbaniste. maanaam mun naa wax ni ay sociologue lañ waaye lan la ñuy liire société bi yan outil mooy dëkkuwaayu nit ñi comme ni mu ko commencé di junje soo xoolee nañ daan dëkkee suñu dëkk yi kër gi daawul am daanaka tëjukaay. ok très rapidement rek. waaw ku nekk da nga daan dugg ci kër génn ci kër ñi nga xamee ni ñoom lañ famille yëpp ñoo doon ànd di yarandoo xale yi bu ñuy duggandoo lël di defandoo donc esprit communautaire boobu famille bi moom mooy cëslaay bi. kon loolu il faut ñu jéem koo delloo si repenser li nga xam ne ni noonu la ñuy dëkkee tey en milieu urbain ndax loolu ci boppam bokk na ci li nga xam ne ni moom mooy cause yi tax famille éclaté wu. jël yaakaar naa ni loolu war nañ koo xóotal. ndax bu ñu ko xóotalool du ñu xam ci yan levier la ñu war a agir pour mu am correction. jërëjëf comme dañuy gàttal kon ma yem foofu. jërëjëf docteur Cheikh Guèye daje goo leen ba léegi ak candidat yi. déedéet jagleel gi ñoom pur moo ñu joxoon tànnoon nañ bis sax mais def naa fii ak semaine prochaine daañu am résultat wu ku nekk lan la wax. en tout cas dès lundi ñoom daañu fekk seen ay documents li ñu war def. incha allah donc léegi vraiment may remercier ñi ñëw. parce que dans un premier ku nekk wan na ni domaine bi yow yaa fi waroon toog tey ñuy continuer di gërëm madame Ndiaye di gërëm El Hadj Ndiaye parce que 2S daf ñu yombalal mbir mi parce que amuñu financement boobu bu ñu permettre ñu def ko ñëpp xam nañu télévision dafa cher mais ñoom nag lañ fi joxoon prix parité 2S mi moo jëloon ba ñu doon def parité ñoom ñoo jël prix bi nga xam ne moo doon meilleure chaîne bi ko transmettroon kon yàlla mooy delloo si waat donc je crois que les 2 semaines yi ñëw ñun ñooy accompagner famille mooy accompagner candidats yi grâce à la 2STV waaw muy lu am solo jërëjëf waaw xanaa Mouhamadou Lamine li may préciser rek xëy na soxna Fatou Sow la ko fàtte dëgg la plateau bi yëpp ñooy gëstu mbir mi avec l'apport des candidats waaye bu téléspectateurs yi fàtte ne ñoom ci la ñu bokk. tout à fait. balaa candidats yi di wuy si waa caucus bi. ñoom itam mën nañu di biral. jaare la ko ci SMS wala ci WhatsApp. yónnee Fatou Sow Sarr seen i préoccupation par rapport à la famille il est vrai que bu candidats yi ñëwee. du question yëpp yooyu ñu mën a jàllale. waaye dina ciy jukki rek yi ci ëpp pertinence. daal di ne candidats yi lii kat. waa banlieue yi mooy seen préoccupation monde rural bi kat ci wàllu famille lii mooy seen préoccupation yow candidat bi loo ci xam lan nga sóoraale ci sa programme ak sa projet social. mais dimanche prochain incha allah bu kii bi tactile bi ñëwee. nit ñi xëy na daan ci mën a tontu. di ci mën a intervenir ak yeneen émission wax sa xalaat yeeg yooyu tamit dañuy liggéey lëkkaloog yeneen rajo yeneen télé. ñu fexe ba nit ñi di ci indi seen xalaat. jërëjëf Fatou Sow Sarr jërëjëf Mame Makhtar Guèye di vice-président bu Jamra di gërëm di sant également ki nga xam ne moo di Moustapha Mbodj di gërëm di sant docteur Cheikh Guèye.